jaageen jëf ci ànd bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li gën a fees bokk na ca nim tëj bi nga xamante ne bii def na ko tëj lu jëm ci campus social bu UCAD ña fa doon jaay di fa kocc la ka baana yëg nañ jafe-jafe bi xaat seen kàddu jib na lan doon bëgg mooy mbiri dox ba ci kanam daañu ci ànd ak gëstu pour Amadou Bari ci biir xabaar yi. dañ ci bokk lu bari la nemmee ko ci réew mi mbënd meek na muy doxe ci biir ndakaaru Sénégal gépp ndaka noonu Cheikh Bamba Dièye xam-xam màcc jëm ci àllum dëkkin doomu aadama ak nekkinam jàpp ni ndakaaru wala sax Sénégal gi yëpp dafa des ñu am benn plan wu nu war a dëkkeem ak it lu jëm ci wàllum aménagement ngir xeex mbirum mbënd dañu ko dégg moo ne kon ganuk toog ci suba tey ci ITV loolu ci bokk itam daal dina ni tàmbali lu jëm ci liggéey yëpp aéroport bu Ziguinchor dañ ko war a defaraat lu ni mel tax na Doudou Kamine dénk ay béykat la ca ajum kàddoom jip jëm ci wàll gi njëriñ lañ la aéroport war a indi wàcc koom-koomu Ziguinchor la ko wër daan ci ànd ak moom la mu dénk Assane Ba daan ci boole enquête bi nu jagleel li nga xam si moo di rek altine jim Younoussa Gueye doxantu na ba ca Foundiougne pont Nelson Mandela ak it koom-koom ba mu nar a becci lépp daañu ci xuus te bur Foundiougne di gox yu bari lool ay île nis kiis ñu subu ci faram-fàcce gi. sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ITV faram fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci lu jëm ci mbirum mbënd mi daanaka du banlieue bi rek la ndoxum taw mi nangu barab yu bëri même yeneen quartier yi ci biir xolu ndakaaru bari na lu fa mbënd mi yàq nekk lu gën lu di mel tax na ba fii nga xam mooy Point E soriwuñu dara fi ñu toll nii foofu yëpp askan wa fay yeewoo duut nañu baaraam yenn ci ay doxalin ak it ñàkkum assainissement bu yees mi ngoog jamonoom reportage bu xóot bu ñuy ànd ak Pape Ibrahima Ndiaye. mu ànd ak fierté assumé li nga xam ne mooy statut bu ñu ko fi jox buy wër ci mbedd Point E yi ñenn ñi di ko woowee chef de quartier waaye moom muy wax ne doyen la ndax nag Raymond Kabé yi mi ngi dëkk Point E depuis 1950 tey jii enseignant à la traité bi di nakarlu bu baax xaar kanam gu mu am. gis nga c'est-à-dire que fii erreur bi mooy boo xoolee ba xool au temps du tubaab d'abord dañuy assainir d'abord avant ñu construire mais il s'est trouvé que léegi c'est tout le contraire dañuy construire bu noppi su ko assainir. beneen génération waaye bu ànd ak mbégte ba léegi dëkk Point E Moustapha Diop doon homme d'affaires boo xam ne wër na dëkk yu bari rawatina ci Afrique. man mun naa wax ci Point parce que man sama papa Point la juddoo màgg fi sama yaay Point la juddoo màgg fi man je suis alhamdulilah. mu gis ne Point E bu yeggee fii mooy dañoo bàyyi ku nekk lu la neex def mu nil ay jafe-jafe quartier bi. yàgg na taw Dakar mais da nga gis quartier boo xamante ne terrain boo xamante ne c'était sur 300 mètres carrés léegi bon 10 personnes dëkk si wala 5 personnes mais léegi y a 1000 personnes parce que tabax nañ ko immeuble 1 milliard R+7. gannaaw luy am na ba noppi teewul mu gis ne mën nañ ci indi ay saafara. parce que toog la wax la defaraat la loolu moom il a foog mu am donc il faut que nit yi xam ni Point mi ngi évoluer mais bien sûr fi nga naan génn xuus amul benn problème léegi xoolal da ngay ñëw taxaw fi ale yi mais du kenn xamul comme géej. Raymond Kabé yi taxul jafe-jafe yi nga xam ne Point E am na ko mu koy sopp ba léegi buy dox ci mbedd yi day fàttaliku nu mu menoon bu baax a baax teewul nag moom yaakaar ci ëllëg ne bés dina ñëw yenn ci jafe-jafe yi ñu soppi ko. Pape Ibrahima Ndiaye jaajëf bu fekkente ni Sénégal toll na fii li xew Point E di assainissement bu màgget ràpp jamono yi dox ci moom doxul ànd ak moom Cheikh Bamba Dièye noonu la gis dafa jàpp ni fi mu toll nii Sénégal dafa amul benn nasin ci wàllum dëkkin doomu aadama yi ak itam gunge ko ci wàllum assainissement di ab plan boo xam lu mu ñàkk lay doon moom mi nga xamante ni bi jàmbat na ko moo ne kon ganu toog Sénégal moom njiitu FSDBJ bi nga xam tey ji kàddoom jib nañu teewlu kàddoom mi ngi ma am Ndiaye. suñu jafe-jafe bi gën a rëy
mooy dañoo am ñun problème de dimensionnement. c'est-à-dire que ni assainissement dafa am ay règles. bu dee Ndakaaru il y a tout le bassin versant de Dakar soo bëggee assainir Ndakaaru foog nga xool bassin versant bi yëpp maanaam mooy superficie bi ndox bi di wàcc yëpp. nga mën a xool ndax da ngay dimensionner pour ay pluie fukki at des pluies décennales cinquantennales ou centennales. problème mu dimensionnement bi ñu am mooy la plupart suñu rigool yi ñu am ay fii 600 lay dem wala fii 1000 te assainissement demeewul noonu ndax bu fekkente ni ci buntu kër gi la ndox mi wàccee mais boo demee 100 mètres plus loin day jël 100 kër. donc volume mu ndox mi day gën a yokk. et on constate souvent que ni bu tawee délai bi ñuy am avant ndox mi di dem day gudd lool par rapport ak li nga xamee ni moom la waroon am normalement ce qui veut dire que ni un problème de dimensionnement est là. alors mooy xaalis bi ñuy am di ko jëfandikoo pourquoi liggéeyuñu d'abord un plan général d'assainissement de la ville. coordonné et imbriqué parce que dafa xaw a doy waar loolu ñëpp a ngi koy wax ni Dakar presqu'île la côté boo tourné presque mën nga am exutoire maanaam fu ndox demee donc jaaduwul ci tey jii ñuy dund di nekk ci mbir mi mais le vrai problème que nous avons c'est un problème de sérieux d'honnêteté par rapport à l'usage de l'argent public. Parfait. Ni mu amee ci assainissement noonu la amee ci chantier yi noonu la amee ci école bi noonu la amee ci santé bi mais tant que nit ñu jubuñu maanduwuñu sérieux wuñu et tant que Assemblée nationale amul capacité wu influer et forcer les gens à la rectitude on aura énormément de problèmes. Cheikh Bamba Dièye ganu toog Sénégal suba tey ci TV duñ bàyyeegun ndax moom la ñu àndal tamit ndax xuus na ci lu yaat jëm tolluwaayu Sénégal ak mbirum politique fi ñu dëgmal tabbum pencu ndaw réew mi député bi woon jàpp nim ak lu mën a xew assemblée nationale li koy xaar du lu ndaw soppeeku lu mënta ñàkk la méngoog jamono itam doxeenu kuy taxaw défendre intérêt réew mi lu di mel leen xaar am na lum ca becci faram-fàcce ak mi ngi Madame Ndiaye. effectivement su fekkente ni dañuy def suñu développement. fukki at ginnaaw ba mu nekkee biir pencum ndaw réew mi moom njiital parti bi di Front pour le socialisme et la démocratie Benno Jubal ma ngay saytu bu baax a baax liggéey bi nga xam ne rek def nañ ko fa moom nag jàpp na ni bëri na say naataangoom yoo xam ne rek lañ doon xaar si ñoom defuñu ko benn yoon. boo xaymaa li nga xam ne def nañ ko ci biir assemblée nationale li gën a feeñ mooy ay loi yoo xam ne dañ koy indi pour damm tànk opposition ay loi yoo xam ne dañ koy indi pour tas élection tas xiiral ko comme la loi sur le parrainage ak d'autres dispositions yoo xamee ni muy les levées intempestives d'immunité parlementaire et cetera yooyu yëpp day wane ni le fait politique depuis 62 à travers loi Sada Ndiaye comme la loi d'amnistie ak yeneen loi Samba Bàcc ak yeneen loi yu bare comme la loi l'amendement Moussa Sy yooyu yëpp day régler des questions politiques ou politiciennes. kon tey jii ay coppite war nañ koy indi looloo tax sax mu daal di xaatim ab téere ngir rek dëxañ ci lépp yooyu la réforme nag bokk na si ñii di ay coppite jëmale ko si règlement intérieur ba. mais bien sûr règlement intérieur bi moom lépp jëm ci question yëpp comme par exemple commission d'enquête yi tey jii dama ni groupe bu nekk dañ la war a may benn commission d'enquête boo xamee ni doo soxla am majorité pour mën ko def. bu ko defee dinañu mën a permettre quand su ñu amee problème ci réew mi comme ñu am jafe-jafe boo xamee ni tey jii majorité bi amu ci intérêt alors là non inscrits yi wala les groupes de l'opposition mën nañu ubbi seen commission d'enquête bu ko defee joxe naa ci ay tegtal yoo xam ne dina mën a permettre nan lañ ko mën a defee defin boo xamee ni du dina mën a fexe ba la manifestation de la vérité man see ñëw. leneen loo xam ne rek tëxëñ na ko si ay coppite si biir téereem boobile mooy ñu fexe ba assemblée nationale méngoog jamono waaye tamit ñu am ab corps de contrôle boo xam ne rek ñoom ñoo koy moomal seen bopp. ci wàllu numérique pour que ñu mën a am plateforme numérique boo xamee ni day jël en charge ensemble activité wu député yi chaque citoyen foo mën a nekk boo nee député sangam di nga xam nan la taxawee assemblée nationale di nga mën a déglu ay intervention aussi bien en commission que en plénière. wax naa ni aussi war nañu fexe ba assemblée nationale am corps de contrôle boo xamee ni dina ko mën a permettre charge yi mu am. ndax la loi moo wax ni ñoom ñooy contrôler l'action gouvernementale te ab député expert ci lépp bu ñu wutee ay experts yoo xam ne dañ leen di dooleel taxawal leen ab député en ce moment là de war na mën a rester en justice
moom Cheikh Bamba Dièye bokk coalition Yewwi Askan Wi doon na koo xam ne rek taboon nañ ko mu nekk si liste titulaire bi naam moom position am neexu ko woon dara waaye liste titulaire boobile conseil constitutionnel dañ ko mujjee neenal loolu rek di firndeel ni juróomi at yi di ñëw moom du doonaat député. jaajëf mi ngi Maram Ndiaye xabaar yi wëy pàcc bi nga xam si moo di campus social bu Université Anta Diop bu Ndakaaru des na ko tëj tey ji sax mooy date bu mujj bi étudiant yi war a takk si di tabartem lu ni mel tax na ba reportage la ñu fa def seetlu nim étudiant yi la muy becc ci am koom jëmee ko ci ña dëkk wër ak baana yim wax daara ju kawe ji ku ci ne na ngay koccalem di daan sa doole ñoom gis nañu te jëm campus bi nekkut lu gën ci ñoom ndax daanaka dem ci ñoom itam dañuy dem vacances ñu xuus ak gëstu bu ñuy ànd ak Amadou Bari reportage. buntu bu gën a mag ci campus social bu université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñu gën ko xam nag ci grande porte fii nag saa su nekk day xumb jaaykat yi lal ci wet gi ci ñaari tali yépp waa ji di jaaykatu lunette ak yenn accessoire mu ngi jàng xasaa yi dama tëj campus nag nekk li ko gën a lool ndaxte nag étudiants yi ñoo ëpp si ñu koy jëndal. campus bi moom daanaka njëriñ la ci ñun jaaykat yi ndax seetlu nañ ne bi mu tëjeeg léegi benn fan la sax comme ça étudiants yaa ngi dem nii day xaw a métti ci ñun lool waaw ndax parce que ñoom buñ tijjee sax danañ fi nekk di foraatu boo waxee ñu tooñ naa prix étudiant waaye seen prix yi lay fay lu mu ndaw daanaka mooy tane buñ doon jaay téeméer chaque jour moom. mën nañ ne 350 yëpp étudiants yi loolu lañ koy jaay fanweer yi rek la ñuy jaay gars yi. waaye tëj campus bi du tax mu bañ a liggéey si muy xamle ne rek dina ñëw jaay si laata campus bi di tijjiwaat. duñ tëj dañuy bàyyi nii rek di foraatu comme ça xam nga fi arrêt la quoi di nga mën a foraatu ci client yeeg yooyu noonu arrêt bi moo ñuy xaw a dimbali tuuti noonu. si wet gi beneen jaaykat bii di ranger marchandise am niki tey nag nekk bésu naxar lay xamle. bu ñu tëjee campus bi moom daanaka ñun dañuy tëjaale dañ fiy toog rek mais tëj nañ quoi ñun cité bi tëjee moom man nga xëy wàcc sax doo jaay dara loolu moom naxar la moom wax dëgg fa neex yàlla ñun ñuy jaay fii moom cité bu tëj moom bu ñu ko déggee moom mooy loolu quoi musiba la si ñun quoi. laata campus bi di ubbiwaat mu fas yéene sax wàññi marchandise am. bagage yi moom mooy loolu da nga koy wàññi bu baax a baax ndax su boobaa da nga koy téye fii bagage bi yàlla ji mën na taw yàqu ko wala dara su boobaa da ngay am bagage tuuti rek loo xamante ni des fois mën nañ la ko laaj yooyu noonu. waaw boobaa daanaka jaay bi demeewul loolu. ci beneen tali bi jaaykat bi di jaay étudiants yu mujj bàyyeekoo campus waa ji jóge Fuuta bëgg profité nag ci vacances yi moom itam mu delloo bayi. dem bayi moo fi sës voilà neexul nag waaye bayi force waaw daan naa bayi di bayantu waaye fi mu nii moom bayi force ñëppay bay mboolem ku fi jaay rek boo amatul loo jaay da ngay bay. waaw parce que étudiants yi tëj nañu ñoom ñu ngi ci leneen ña war a béy dinañu béy ña war a defi leneen defi leneen. reportage bopp Amadou Bari ci buntu daara ju kawe Cheikh Anta Diop fii ci Ndakaaru xabaar yi wëy ba tey mbirum njàng bànqaas bi ëmb ñi nga xam ñu yëngu ci wàllum bibliothèque jëm ci wàllum njàng mu kawe mi jàpp ni war nañu mën a waxtaan ci xam-xam maanaam ku ci ne ban àq nga am ci jot xam-xam ak foo ko mën di jëlee lu ni mel kon nekk lu si war a waxtaan ci wàllu gu yaatum université ba nduppee professeur Iba Der Thiam ca Thiès bokk na ci am ñu doon amal waxtaan yi professeur lam di mën a russi kàddoom jib na lu mu ci dénk seene bu baabu toog xalaat bind téeréem dafa bëggoon bu paree am ci dara mais ki bind aussi bu sañoon li mu bind ñëpp jot ko léegi ki koy jot su génnewul dara moom du am xaalis te bu fekkee dafa war a génn dara pour jot ko te amul day doy waar te li nga génne boo sañoon ñëpp jot ko donc loolu moo tax organisation mondiale bi nga xamante ne mooy saytu droit d'auteur ci Genève dañu bëgg a jëm ci benn traité maanaam benn charte boo xamante ni ñaari droit yi la ñuy jëm a boole pour que kii bind di am dara di ci gis boppam mais kii xam li ñu bind ci biir ndax ku bind itam da ngay ñaan yàlla li nga bind nit ñi jot ko ki koy jot it du sonn ci jot ko maanaam du génn xaalis bari wala sax du génn xaalis. alors pexe yi mooy fexe réviser la loi bi nga xamante ne mooy loi 2008-09 bi nga xamante ni. mooy loi de la société nouvelle société de gestion collective bi fexe ba également bibliothèque yi di jot livres yi di ko mën a wecconte ci seen biir te duñ ci am xaalis parce que bibliothèque warul am xaalis mais aussi
permettre à ce que bu fekkee par exemple jëyaa ngi am ñu ay samba boy yu song benn bibliothèque nar ko yàq ñu wóor nañu soreetuñu bibliothèque bi mën a jël livre ya ca biir ak archive yi dénkaane ko wala aale ko. mu doon kàddu professeur Mounirou Sy di ab constitutionnaliste kàddoom jëm ci mbirum droit d'auteur ak it xam-xam ku ci ne noo ko mën a jote teg ko ci yoon ci doo am benn loraange bu mu lor keneen ko becc xal ko ba nga mën caa jot. leneen ci xibaar mi ngi soxal jekkalaat wala jag-jagalaat aéroport bu Ziguinchor lu ni mel kon nekk na lool jëwriñ ji dénk wàllu gu ni mel muy directeur aéroport AIBD di moom Doudou Ka kàddoom jot naa jëm ca liggéey ba ak nanu ko lancé ak it lu mu nar a ju ci njariñ bu noppeem ba fal naa yu tàmbaleet wàcc fee nga xam mooy daanu Ziguinchor am na lu mu dénk Assane Ba. tey nag mu nekk tàmbali liggéey bu ñu président Macky Sall sant mu ne aéroport Sénégal yëpp dafa bëgg mu nekk ay aéroport yu mucc ayib yoo xam ne roplaan mën na jóge fu nekk ci bitim réew ñëw dalal fii ci Sénégal ci yooyu nag mu jël après Diass mu jël Casamance mu def mu ne moom mooy ñaareeli suñu selebe yoon boo xamante ni moom la ñu laaj ñu tabax ko selebe yooyu mu jaar Cap Skirring mu nekk fii Ziguinchor mu nekk Kolda donc muy lu am solo loo xamante ni man mënu ma fi woon bañ a teewee tey fekkee lii parce que lii dafa en tout cas man lu tax ma dugg ci politique développement Casamance tey moom moo ko tax te tey ak lii day wone ni beneen Sénégal la ñu tabax Sénégal bu ëllëg Sénégal émergent buy président Macky Sall wax tey waa Ziguinchor mën nañu xam ne fii tàmbale na fii ci aéroport bi suba di ngeen gis aéroport boo xam ne bu mucc ayib la aéroport bu mucc ayib te loolu day nekk benn pàcc rek la parce que aéroport international bi président de la République tam sant nañu ñu dem tabax ko ñu wuti entre Niaguis ak Tébi ñu xool fan la gën a mën a baaxee ñu tabax ko foofu ba nga xam ne dinañu am aéroport international nga xam ne aéroport avion yëpp mën nañ fi ñëw. maa ngi wax rek sànq rek maa ngi wax sama xarit benn xarit journaliste ma koy ne liggéey bi suñ ko yeggalee fii ak juróom benn weer avion Ziguinchor mën na fi ñëwaat ci guddi. mu doon Doudou Ka xabaar yi wooyu wàccaat ci Ndakaaru waxtaan mbirum ndox mi ak li nga xam moo di Sen'Eau ñoo fay daan seen doole intersyndical ba leen ëmb ñoo xëy ba nga seen loxo tàmbalee ko tey ak ëllëg ñaari fan la ndagg la ñu wax mooy kër ga dañ ko yore neexul leen ñi nga sax ko tam yokk leen seen salaire yokku tam salaire ba téeméer boo jël ñeent fukk ba nañ ko yokkum loolu lépp nekk na lu nu jàmbat teg ko ci taabal ji lu mel sax tax na ba ki nga xam si moo di kenn délégué yi di Oumar Ba mu nekkoon ganu kenn askan wi ak El Hadji Malick Cissé kàddoom jib nañu teewlu ko. grève bi nag daanaka boo gisee ñu amal ko dafa fekk ni liggéeykat yi dañoo gisul seen bopp ci ni Sen'Eau di doxee ba tax na Sen'Eau ba mu ñëwee ba léegi ñaari at ak xaaj ñu ngi yëglu wante kenn dégluwuñu boo seetloo suñu revendication yi ci ñaari poñ la gën a doon maanaam benn bi condition liggéeykat yi ñu nekkee baaxul nañ ko jéem a saafara ba mu tane beneen bi salaire yi nga xam ne baaxul ñu jéem a seet nuñ ko yokkoo ba salaire yi mën a tane loolu moo tax daanaka ñoon nañ waxtaan depuis lors waaye direction bi nanguwul teg dara ci kaw table bi loo xam ne liggéeykat yi mën nañ ci tee ba mën a liggéey ci jàmm ba gis seen bopp ci entreprise bi looloo tax ñu décréter ñaari fani grève yi nga xam ne ci lundi bi lay commencer dina dem ba mardi te boobu ba léegi dégguñu direction bi tamit teg dara loo xam ne dina tax liggéeykat yi mën a xam ne dina saafarawu ba tax na buñ jàllee ñaari fan yi tam mën na am grève yi tam mën na continuer ci yeneen fan yi di ñëw. revendication yi mooy liggéeykat yi conditions yi maanaam stagiaires yi ñuy jël nañ ko bàyyi teg leen ci conditions yi nga xam ne baaxul expertise locale yi nga xam ne ñu ngi fi ñu gën leen valoriser bañ leen delloo ginnaaw di jël ay experts yi jógee ci biti di leen teg ci ni kaw di leen fay salaire boo xam ne daanaka ñi fi nekk xalaatuñ ko am. bokk na ci tamit suñuy salaire yi nga xam ne méngootul ak jamono yàgg na trop méngootul ak jamono surtout li nekk ci secteur ndox mi ñu jéem a xool nuñ ko yokkee ba nga xam ne liggéeykat yi dinañ gis seen bopp ci entreprise bi.
bitim réew tàmbalee ko ca Tunisie foofee jàppale ni ba fii ña nga ca vote boo xamante ni bii pëccëxoo na lool tunisien yi waroon na dem ci ab référendum boo xamante ni bii ka fa nekk njiitum réew moo fa daal di indi la ñu wax nag mooy da leen jaay doole ñu bari ci ay ONG yu sàmm ak doomu aadama di suuxat mbirum démocratie ak opposition ba ànduñu ci wàllu constitution na daal jàppees na ni xëy na dafa nar a may doole maanaam xuufal lu baree bari jox doole njiitum réew moom ca nag lu ni mel sax mën na faa indiwaat dictature ndax sax jàppees na ni bu defu ndànk moo nar a yées nguurug Ben Ali mën fa jëlee woon ci ati 2011 yi ñu génn lu ni mel nag tax na ba ñu jàpp ni fi ñu toll ni tembe kon soppi doxin lu mënta ñàkk la waaye nag jàpp leen ni tunisiens yi ñoom gën nañ doon voté jiw baak léegi lu mu ci mën di doon dañ toppat wàllu gu mel ndax opposition baak ONG yi bari nañu daal fi ñu toll nii moom da doon daal benn tailleur la daal di kon daggal ba mu yem ci moom rek daal di koy bëgg a sol moom ka fa nekk njiitum réew di monsieur Saïd moomu leen lu mu ci mën doon dañ toppat wàllu gu mel ci na mu gën a yaatoo. beneen réew mi ngi soxal Somalie moom itam parlement ba daal dina yokkum fukki fan yu ñu ci dolli ngir mën a taxal ab gouvernement kan fa fal premier ministre nag ni la tax mbir mi xaw a yeex mooy maanaam mbirum Somalie ni mu pëccoo xëyoo ci wàllum politique moo taxoon ba nasab gouvernement yombul woon ci moom loolu la lay ci jamono ji tembe nga xam tey mbir ma nekk na jafe-jafe moom la ñu ngi ko fal boobaak léegi fukki fan ak juróom ci weeru juin ba léegi fi ñu toll nii moom premier ministre ba moom njiitum réew moo fa nekk yees kon di Hassan Cheikh Mohamed premier ministre ba tam di Hamza Adi Bar fi ñu toll nii moom ci boppam sëñ Bar moomee ba léegi mënta taxawal ab gouvernement nee nag jamono ji faaw ñu xaar tuuti may doon ko fukki fan ngir mu daal di mën a taxawal ab gouvernement Somalie nag nekk dëkk boo xam ne ñu ko xamee pëccëxoo xeexoom jihadiste guerre civile ay bakkan yu bari wadd na lu mel tax na pëccëxoo am foofee ci réewum Somalie jeexaleem ca RDC lu mel kon jàppale ni foofee ñoom itam ay cong moo fa am lu néew ñaar fukki nit ak juróom-benn di ay civil ñoo ñàkk seen bakkan ay rebelle yow M23 yi dañ wax ni ñoo daal di def lu ni mel ñoo def googu léegi njombe lu ni mel nag yàgg naa xew foofee ca RDC M23 di xeetu fépp goo xam ni ñoom daal daanaka ñu ngay lëmbee gox yu bay rawat na Nord Kivu lu ko wër waaye ba fii ñu ngi wëyal seeni xeex ak yokk seen ay maanaam tànk di lawal lu bari lu ni mel nag boobaak léegi yàgg na lool waaye sax lu jëm ci chef rebelle yi kuñ ci jàppit keneen dikkaat daal di leen di wutu ba fii kon ñu ngay doxal lu bari ca dëkk ba donte ay casque bleu ña nga fa di jéem indi jàmm teewut njaw des na aw xambin ñoom ba fii neñu nag ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo ñu faatu lu ni mel mi ngi xew ci ay gox yoo xam daanaka ña koy contrôler sax bokk na ca ñiy sàmm àqi doomu aadama ak ñëw fa it ni ay soldaar ngir doxal mbirum jàmm. ña nga jëm ca Foundiougne ak la ko wër enquête du lañ koy wooye muy gëstub altine ji Younoussa Gueye ñëwaat na ci pont ban fa tabax ñi ngi ko inauguré ñaar fukki fan ak juróom benn weeru mars ga la ñu génn tuppee ko pont Nelson Mandela ca Foundiougne ba fii nag ma ngay wone boppam ci suqali gox ba ci am koom nekk na kon jëmtukaay goo xam te ni bi lam nar a jur bari na askan wa itam ku ne ak jàngatam rafet ko lañ def ñu xuus ak Younoussa Gueye enquête bu xóot. ñetti weer gannaaw bu mu ubbee ay buntam chauffeur si pont bi ñu tuddee ki fi nekkoon njiitu réewu Afrique du Sud di Nelson Mandela yombal na dem bi ak dikk bi mu bokk ci pont yi gën a mag ci Afrique de l'Ouest guddaayam toll ci 1600 mètres Foundiougne tàmbale soppi xarkanam secteur yi sëngemoon ci demee ni tourisme tàmbalee siggi. waaw pont bi day Younoussa lu dul yombalal askan wi rek parce que dugg bi ak génn bi yomb na léegi nag ñun suñu liggéey tourisme la maanaam ay hôtel ak yooyu noonu restaurant ak yooyu lañ yor donc boo ko seetloo tey ki doon calculer xalaat ne man day bu ma ñëwee yenn heures yi fuñ du ma mën a dugg loolu dañ na donc déjà nit ñi ku xalaat loolu noonu rek heure bu la neex mën ngaa dugg donc dinañ sawar a ñëw. dëkk fi ba heure bu leen neex ñu dem xam nañ ne heure bu leen neex ñu génn bon après pont bi boo ko seetloo ci niñ ko liggéeyee maanaam benn la ci côté yi ci Afrique de l'Ouest maanaam dafa mel ni ci gën a rëy la bokk
donc déjà loolu nga wax nit ku xamul pont ou bien ku gis yenn pont yu ndaw ñu wax la loolu donc da ngay bëgg a ñëw xool loolu la ñuy wax curiosité maanaam xool loolu bokk na ci li nga xamante ne moo indi tourisme dem bëgg a gis la am fële donc tey ñun Foundiougne am nañ loo xamante ne nii tey képp ku ko dégg rek bëgg ngaa ñëw gis ni mu mel. yëngatu ci dem beeg dikk bi rawatina chauffeur si. tamit gis seen bopp bu baax ci pont Nelson Mandela bile. non pont bi ba ngay tijjee ba tey moom daf ñu yombalal dem beeg dëkk bi parce que fi ñu toll nii ñun daan nañ xëy si 5 heures du matin rang ba daanaka bag bi 8 heures la doon dem fi ne nii heure boo jógee dem ñëw waaw parce que man jamono yee am naa fi soxla boo xamante ne c'est urgent Touba mais minuit laa jóg réglé ko ñëwaat. ni mel wuteeg lool ak li jigéen yi doon liggéey ci bag bi di dund jamono jile. pont bi tijjee ba léegi jaxle la ñu nekkee ndax li ñuy jaay fi mu ne ba pont bi ubbee ba léegi dafay lamb seeni loxo. neexoon na macha allah bi fi bag bi di ne neexoon na lu waaye ba pont bi commencé ba léegi njaay mi ngi sant yàlla nag moom ndax saa yu ñu xëyee foog ñu am na ñu yóbbu waaye li mu gënoon a neex ci temps bi ci bag bi wute naa pont bi. Ndeye mi jaxam di bàyyi ko bés bu jot ca sum ngir ñëw fii ci Foundiougne daan fi dooleem di fësal moom it ay jafe-jafeem. ñun njaay lañ yaakaar ndax ñuy ay baadoole lañ li ñuy liggéey fi moom lañ wéyee ak suñuy njaboot waaw te ñun doon jaayee ak léegi nekkatuñ benn mun nga yend fi ba ngoon doo jaay sax téeméer te xam nga kon dina metti ngay fekk say njaboot bàyyi fi paas ñëw paas ñibbi sa kañ ñu nga xam ne ñun dëkkuñ fi ñu ngi jóge ba sum di paas ñëw boor bu set 400 nga war a paas ñëw paas ñibbi boo jaayut xam nga du baax. njëriñu pont bi du lu ñuy naatable fii ci Foundiougne ak dëkk yi ko wër waaye ñi doon suturlu ci bag bi ak ca Naxunga ñoom fi mu ne jaxle la ñu dëkkee. wéy di ñaan autorité Foundiougne mën leen a gestu. jaajëf Younoussa Guèye jaa ngeen jëf ci ànd bi ñun ITV li mu ci xabaaru marax yi ñu bàyyi nag bloc d'information bi la tal Cheikh Hassana Fall ak ganam bu noppee incha allah dana amaat xabaar 19h45 ci français Khalifa Diakhaté bu noppee itam dana ñëwaat ànd ak yéen ci tànn sa député askanu Sénégal di ko ànd ak ñun boobaak léegi daañu waxtaanee tey lu bari ci programme législatif yi ak député yi rawatina mbirum artisanat secteur bu am solo ci Sénégal muy secteur informel bi kon ba ci kanam jaa ngeen jëf